di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen def ñu naa Assane Gueye tey ci suba. jërëjëf. parce que man RFM suba bu jot lu lay déglu. ndeysaan. alors Assane. Wolof Njaay nee na. lu ni fànn kenn du ko jeex. lu ni fànn. kenn du ko jeex. résultat yi am yi génn tey nii ñëpp am nañ ko ba pare. xam nga démocratie bi tey du moom mooy génn résultat yi de tey attewul de tey du atte bi. loolu laa bëgg a njëkk a rectifier tey du bis bi ñu joxe résultat yi. tey dañuy joxe rek li ñu recensé. conseil constitutionnel moo joxe résultat yi kar moo gagné. mais en attendant gis ngeen commission départementale bu Kédougou ak commission départementale bu Nioro ak commission départementale bu Saint-Louis ak bu Dakar ñooñu ku ci nekk da ngaa dajale lii Saint-Louis yëpp lii Kédougou yëpp lii bureau de Kolda yëpp département bi yëpp président commission départementale ba ni Kolda lii la Issa Sall am lii la Madické am lii la Macky Sall am lii la Idrissa Seck am. xam nga. am na koo tëb de. damay wax la rek lii la Sonko am mën nga ci boole ñëpp donc ku ne la nga am nga ku la représenté ci commission départementale ba ni nga ko amee ci bureau de vote ba donc président bi bu ñëwee ku nekk xool PVM bu ñu nee Gandiaye ci Kaolack xool Ndiédiène xool Sam xool Ndorong ñu génne Medina Baye ku nekk compté ñu compté gi ne à Kaolack lii la Macky Sall am lii la Idriss Seck am kooku kenn mënu koo changé mën nañ nag ci biir compté bi ci juum ndax ku dul juum amul ñu ne am na fukk yu leen tëb wala bi ngeen compté di gën a jub 5 wala 10 léegi ñu jàll ci beneen di ko def ñooñu bu ñu paree jébbal bu Kédougou bu Saint-Louis bu Kaolack bu Nioro yëpp jébbal ko Demba Kandji Demba Kandji du atte de amul pouvoir atte moom it moo juge ci ko wër ak représentant Macky Sall Idrissa Seck Ousmane Sonko Alaaji Issa Sall Madické Niang toog wër ko ak juge yi ñu ne indi leen Nioro ñu teg Nioro ci kanamam ñu ne Nioro de temps la indi leen Kédougou ñu teg Kédougou ci kanamam ba département yëpp jeex ñu daa def addition bi léegi ñu ne kon lii lañ trouvé Demba Kandji liñ trouvé rek lay liir attewul dara dama bañ nit ñi def ay erreur bu ñu paree Demba Kandji ni lii lañ compté jël observation représentant yi def ko ci yóbbu jébbal lépp conseil constitutionnel fekk moom moo war a proclamer ni lii daal lañ gisagum ci lañ compté ñooy recensement commission nationale de recensement mais neewuñ commission nationale de décision recensement mooy compté commission nationale de recensement. merci maître xam nga leeral yooyu baax na pour ni nga ko waxee ñu ko umpale mais comme xam nga nag ba ak léegi kenn waxu fi àtte ndax kalaame sax amagul. il faut ñu siiwal résultat yi boobu xam nañ ko. wax ji kay mooy yéen da ngeen a yor seen xayma ña des yor seen xayma ku ne nag am ci sañ-sañ waaye ñu war a xaar la commission nationale établie. ci laa jëm si commission nationale de recensement comme moom mooy dajalee Nioro Kédougou Podor ak Foundiougne ak Oussouye ak yëpp moom moo mën a wax xayma bu gën a leer moo tax moom la ñu may. comme représentant yëpp dañuy fekkee. fa mu nekk nii actuellement représentant Idi mu nga fa toog représentant Macky mu nga fa toog représentant Sonko mu nga toog bu Madické ak Alaaji Issa Sall. ñooñu bu defee bu ñu nee Nioro ñu teg ci seen kanam. Foundiougne ñu teg seen kanam bu ñu nee Linguère ñu teg seen kanam ñu compter dañuy compter rek bu ñu dajalee ba mat ndax ñoom fekkee woon nañ. te représentant yi nekkoon ci département yi fekkee woon nañ ba yónnee leen la ñu am ca Foundiougne ak Nioro xam nga li ma lay wax. bu ñu paree Demba Kandji ne ñun de bi ñu compté boole Nioro Foundiougne dëkk yëpp département yi lii la ñu jox. lu waral wuute gi ci chiffres yi kon. chiffres yi nag li ko waral wuute ji mooy ñeme yàlla ak ñeme dem safara boo dee c'est-à-dire mooy fen yàlla fen la gën a bañ ci bàkkaar yëpp ku ci gën a garaaw. man Alaaji Assa dama jaaxle bi ñu naan deuxième tour c'est une demande sociale dégg loolu. alors que chiffre on parle de chiffre 1 plus 1 mën a fexe ba mu nekk 7 1 plus 1 mën a fexe ba mu nekk 0 2 la 1 plus 1 égale 2 kon boo amee 1 plus 1 nga am 2 comme non 1 plus 1 égale moins 5 xam nga loolu aussi ay caaxaan la yow bu dee am na chiffre man ma am chiffre mais ki war a joxe chiffre yi mooy commission départementale bi yow yore nga résultat ba fa nekk ba jógee Foundiougne nga wàññi Foundiougne yow Dakar boo gisee buy jëlee sekk bi man dama jombi dañoo jël li Macky Sall am nga xam ne ñu ko affiché commission départementale de recensement de Dakar
mu dëpp ci waa Idrissa Seck yi jël li ci jox ko Sonko. mais ñoom leen dañ ko saytuwaat ndax bu seen mandataire signé sax seen mandataire am na sañ-sañu signé sous réserve bu ko defee bu amee ay réclamations ultérieures ñu mën koo def. d'accord naa bu la neexee nga wax loolu kum neex nga fen xam nga fen au Sénégal du délit kum neex nga fen nag ba nëpp mais li wóor mooy li ñu compté ba teg ko ju mën na am moo tax bu jëmee ci dem kanji mën na redresser moom sax wax na ko keroog mën na redresser mën na corriger du dëgg bu paree jox conseil constitutionnel loolu la wax juum mën na am mais xanaa mënoo juum fépp nag léeg-léeg ñu juum mën na juum ci 13 voix wala 1000 voix wala 7 voix mais loolu mooy les tendances lourdes li ñuy wax tendance lourde mooy même bu ñu juumee du yàq dara ci pourcentage bi kon même bu ñu amee nit day juum mën nga juum wala de 13 ba di 15. Maître El Hadji Diouf mën nga garder ligne bi waa Idy 2019 kenn ci ñoom Mbacké Seck réew mi Dakar Mbacké ñu ngi lay nuyu. werante chiffres yi ak safaanoo gi am ci yi ngeen yor ak yi ñoom nee yu ñu yor fu muy mujjee nag finalement tey bu ñu déggee commission nationale bi joxe résultat provisoire yi. waaw xam nga maa ngi nuyu bépp auditeur TFM di ak RFM di leen félicité ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def di xëy na jéggalu ci rëq-rëq wala wax yi nga xam ni teguwul ci yoon xam ni teg nañ ko seen ndodd muy ñun muy ñeneen. jërëjëf képp ku leen tere def seen liggéey rek ñun ànduñu ci loolu. jërëjëf Seck. Maître El Hadji Diouf nekk suñu mag nekk nag kilifa ci dëkk bi wax na ba wax yu xaw a sax tegginuwul tudd ay fan ak i kàcc mais li yéeme mooy lépp li nga xam ni premier ministre mës na ko wax ci mbir yi Abdoulaye Daouda Diallo defoon lu mel noonu ci référendum bi jëkk a génne ay chiffres ñu ñëw dëggal ko bii tam premier ministre génnewaat ay chiffres képp ku nga xam ni yaa ngi doon jongante sa xel mun na teey non seulement chiffres ya mu génne ca wolof ak ca français dëppoowul ña bokkaat ci kawam chiffres yi ñuy génne bokkul ak moom ya mu génne woon yooyu yëpp mun na teey xel ñun nag am nañu confiance suñu justice am nañu confiance ci magistrat yi dañuy ñaan rek ñun campagne bi ñu def sénégalais yi wóolu ñu noonu yàlla ñu génneel ñu lu nga xam ne loolu la sénégalais yi wax ñu bañ ñu génneel benn document wala benn verdict bu nga xam ni palais lay génnee te mbir yi nag tey na xel ci lu baree parce que ñoom ñi yore jëwriñu ministre président Macky Sall jëwriñ yi lépp lu ñu waxoon ci processus bi du bokk parrain kii du bokk loolu yëpp am na te saa yu ñu tribunal waree àtte xëy na ñoom la ñuy wax njëkk ko wax loolu la ñuy def dañuy ñaan yàlla bii rek lu urne yi génne ñoom ñu génne ko ci dëgg ak ci pas-pas. dañuy wéyal waxtaan bi ak yow Mbacké Seck gardel ligne bi ñeneen ñoo xam ne amuñu woon candidat waaye seen njiit dañu leen ku ne na nga def li la sa xel may ci élection yi mooy waa PDS porte-parole ba Babacar Gueye moom gis nañ ni woote na sax bis boobu dégg nañ ko ci antenne bi ca Kaffrine Babacar Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoo leen di déglu. yéen ñi nga xam ne amu leen woon candidat ci juróom yi doon jongante yow rawatina porte-parole PDS parti bi ñu jàppee ni moo ëpp doole ci opposition bi te Ablaye Wade jiite ko coow lii nga xam ni moo am laata résultat provisoire yi di génn yow ci sa wàll bopp noo ko gisee. jërëjëf Babacar bi nga gën a leeral ne kaddu yi may yëkkati samay kaddu bopp la ndax. yëguma benn yoon boo xam ne parti bi ma bokk muy parti démocratique sénégalais ma nekk seen porte-parole fu mu amee maanaam position ci lu jëm ci élection yi maanaam biñ koy wote ba léegi kon na nga xam ne sama jàngat ma ngi koy wékk ci li nga xam ne dund naa ko ci élection yi bu ma wax élection yi nag bu ñu wax rek scrutin bi maanaam bis bi nga xam ne nit ñi dem nañ wote ji mënaguma wax lu jëm ci ku gagné wala ku gagnéwul premier tour wala deuxième tour ndax awma maanaam ay élément analyse ay chiffres yu tax ma man koo def ci anam bi mu gën a sellee rawatina bi nga xamee ne ñi bokk ci candidat nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci candidat ku jéegi kenn ku ci nekk yaa ngi yëkkati ay maanaam chiffre wane ne benn maa gagné ñaar mënoo gagné ndax amoo lu tax nga war a gagné waaye li ma jàngat ci wate bi moom lay wax
bi jiitu mooy bisu wote bi naam def nañ ko ci jàmm parce que dégguma fenn foo xam ne ñu ne bakkan rot na fa ndax dañ doon wote dégguma aussi fenn fu ñu taal wala ay nervi ñu reyante parce que dañ doon wote waaye ci biir wote bi seetlu nañu ne am na ay gàllankoor yu bare yoo xam ne maanaam yàq na cetaay gi nga xam ne moom lañ doon xaar ci wote bi benn mooy ñi nga xam ne dañoo waroon dem wote dem ci seen bureau vote duñ fa fekk seen tur ñi nga xam ne seen carte d'identité nationale waroon nañu mën ko yor dem vote parce que seen tur mu ngi ci liste ba ak li ñu gis muy ay ndaw yoo xam ne matuñu majorité ñu leen di jox ay carte d'identité ñuy wote loolu métti na trop maanaam ñi nga xam ne ay démocrate lañ ay républicain lañ te dañ bëggoon dem ci élection yi en tant que citoyen pour décider kon jàngat boobu mooy li ci ñaaw li nga xam ne daal moom laa gis mu ñuul ci soow mi tey na xel ci ne am na lu ñu waajaloon te loolu boo ko seetloo moom laa tuddee processus bi ndax bañ koy def ba léegi amul waxtaan juboo forcing moo fi am ak defin woo xam ne gis nañ ay département wala ay dëkk yu ndawaan yoo xam ne sol nañ fa ay électeurs yu jéggi dayo wala yu jéggi maana loolu yëpp parce que jàpp nañ ne foofu buñ fa wotee ki nga xam ne mooy président de la république nekkoon candidat dina fa mën a gagné. gis naa tam jàngat boo xam ne il faut que nit ñi wax ko c'est important su ma déggee nit ñi di wax ne waruñu waxtaanee afro ethnicisme kooku fuite de responsabilité la maanaam dañuy daw problème boo xam ne buñ ko bàyyee mu law dinañu jural musiba. amoon na fi vote jamono massif bu favorable benn candidat nit ñi tudd lu mel noonu ne lii raam ci ñeg bi lu jëm ren boo ko seetloo am na aussi vote identitaire boo xam ne fës na fësaay boo xam ne soo ko seetloo day méngoo ak li nga xam ne ñu ngi ko doon ŋàññi démb tey door a ñëw. troisième aspect bi mooy seetlu nañ tam ne li ñuy wax vote religieux mu ngi commencé am effet ci Sénégal ndax gis nañ fi ay candidats yoo xam ne naturellement donte am nañ popularité particulière ci seen vote mooy parce que dañu bokk ci biir tarixa wala dañu bokk ci biir kuréelu diine yooyu dafay yàq li ñuy wax suñu république loolu dañuy yàq li ñuy wax suñu nation parce que da koy déconstruire te homme politique yi nga xam ne ñoom ñoo am projet politique idéal politique pour defar seen réew waruñu tomber dans ce travers pour seeni intérêt personnel kenn ku si nekk da nga war a cultiver le sens de la république cultiver le sens de la nation le partage d'une volonté commune de vie en commun ba pare kenn ku ci nekk booy def nga xam ne sa dund mënut a dépasser 150 ans kon da nga fi bàyyi réew mi da nga fi bàyyi réew mi ci ay loxoy xale ay ndaw yoo xam dañu war a màgg fekk nga defar fi lu baax a baax loo xam ne bu ñëwee ñoom ci la ñuy sukkandiku. élection yi ma gis yàq na te deru Sénégal delloo na démocratie Sénégal fu sore 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 maa ngi xaar ba jot résultat yi. maa ngi terminé président Guèye. oui. waaw maa ngi lay nuyu El Hadj Assane Guèye